assalamu alaikum baade jibe dal mobe dawda ni ngi konto e toni konton la alnal baade malam fatmata seri kan bimbe dama wele ngarani abuko mili alan ko la fondinkel findita inata e bete siri do ko la albe nyaaya jele alla digest news outlet lam the digest news mbafal be al safulu bi nata jam fondinkel mili kafuta nyuma min kada wari ngar fondinkel tini abuko fondinkel e kafuta nyuma pour kaaje ko wala sato e deda e la silo deda la development so kamala nata jang ka tandi la min la do koti ibe do ko min ke kan ani min la kolya dati ani min motivate fe kanyinke ngami sura ka interview ja wala la piaro ti dembo sane ba interview la dembo baji sorry interview la jang wala ka fola piaro ti dembo baji akadala ko nyin community ibela jahase da mandin ko surwa mo bela jahase da nyokan fulo jola man sibo nyota ibe na da ka kilinti ya ka folo madembo bismillah la ay ka folo kan fo anin minela do ko ti jambe dembo okay man ma tuda dembo baji ma de kasi abuko wod be way fumne ne ñun dañ sos community bi nga xamantene abuko ak welengara ñepp ko bokka so fumne ne dañ focus si development ni community bi waaw dañ focus si development ni community bi it was a team called Uprising FC why fumne ni dañ ko yaatal up to community level fumne ni bëggu ñoo jublu si walum football rek dañ bëgga yaatal mbir mi ñu gestu tamit si development ni community bi so fumne ni organize dañu woon iftar mooy ndogu si weer koor bu passé buñ si jógee daal ñu xalaat lan la ñoo jublu si lu jëm ni community bi xam nga so buñ si waxtaanee ñu xalaat ne dañu war a jublu si road rehabilitation mooy defar yoon yi because suñu yoon bi mooy suñu main problème fii nii suñu yoon bi dañ yàgga am promises si yoon bi you know former incumbent bi am nañ promise am xam nga ak present incumbent bi am nañ promise am waaye ba léegi gisaguñ dara mu happen suñu yoon bi ba pare yoon bi mooy di main highway bi nga xam ne dafa connected to Banjulunding near to the airport bi yoon bi mooy easy access to the airport yoon bi bés buñ ko amee yoon bu correct ñu tali ko even président yi sax duñ musa soonaat si dem si airport bi shortcut la moo nekk da ngaa ñëw Tabokoto rek nga jàppa yoon bi cross Banjulunding aga nga airport so lii la amagum pour waxagum azat naam waa baax na démb yéen ñan ñoo leen sponsor pour ngeen def lii because xam naa ne yombut ak foo leen amee xeer yi because gis naa ne lii blocks lañ del leen ko may ndax da ngeen ko jënda ak seen source of income bi foo leen ko amee. waaw lii nag comme niñ ko waxee community level ñun dañ yaatal suñ xol yi yëpp comme la gisuñ ne kii soose la kii joolaa la kii olof la kii pël la kii saraxule la ñu ñëpp dañ jàppante benn tribalisme nekkul ñun suñ koñ mbooloo mooy doole. comme ni ñu waxtaanee nañ nekk benn seet la ñuy développé suñ koñ bi mu am ay youth si nga xam ne seen xol yi dañ set tamit kenn si ñoom ñu ko ooyee Moussa moom dafa yëngu si wàllum estate moom estate la day am so mu am benn estate abuko bi nga xamante ne boobu la moo ñëw dama kayit pour liggéey estate am mu am ay fence yu mu daaneel yu bëri mu ne kamoon community bi nit nañ xeer pour defar seen area so waaye nag mu may ñu ko si lam ñu may xeer yi waaye ñun at our own level pour fuel moto yi pour mbiri moto yi ak yëpp ndeewoo youth si war a jéem pour liggéey loolu dañ ko liggéey at our own community level house to house campaign lu waay am waaye minimum $100 yi loolu lañ doon liggéey fan yi yëpp you know towards Sunday bii nii pour road rehabilitation bi. maa amu leen jafe-jafe comme ngeen dugal si kër ñu ne leen ñun amuñ xaalis. waaw da nga dee dugal si yeneen kër yi you know du dee nekk ne dañ bañ a teg waaye seen loxo yi jotuñ gannaaw. yeneen kër yi moom macha allah sant yàlla ba mu bari dañ dee mun a joxe so foofu lañ jël ñu liggante yëfi fuel ak yëfi moto yi ak ndéwo bi pour youth si because an empty bag cannot stand doo mun a liggéey fekk yaa ngi xiif so moo tax ñu provide all breakfast pour nit ñi ñu mun a lekka nga mun a jën a mun a liggéey you know. loo am pour wax yéen youth si pour ñu émuler si Moussa lu mu def nii because Moussa tamit mënoon naa toog ne waaw man am naa another way to go. waaye yoon bi ñoo ko bokk waaye mun naa toog sax du contribute mu ne government na ko war a def waaye xaarul government ba pare lii is not the first time loo am pour wax yéen a youth si. waaw yéen a youth si lu ma am pour wax si ñoom mooy nañ try ñu roy si ñun because ñun fu mu ne nii soo ko bàyyee xel abu ko welengara fii yëpp amul society bu ñu gën a strong right now
waaw society bu strong lañ amee te dañ déggante dañ xaarante dañ respectante non politique society la ba pare daal no tribalism si society bi soo léegi maa ngi ñaax youth si yëpp nañ try ñu roy lii mooy li nga xamante ne lu war balaa ngaa xaar government bi ñëw defaral la effective moo jën yow nga am start bi nga xamante ne government dañ la siy fekka mu yomba waaye dafa métti trop government bi ñu mun laa defal yëpp so it's very good youth si ñu roy si ñun because lu baax lañ nekka last time ñu ngi amoon interview si Teranga wax nañ lu bëri si wàllum community bi waaye dañ am calls from different angles ne ñun lu ñoo def nii dafa jafe pour am ko si community bi ñoom ñu ngi ko bëgg a amuñ ko seen community bi so ñu ñoo wax ne nañ la wax secret bu tab ba ñun ñu mun a dajale mbooloo bi pour war a am façon liggéey yi nii waaw. waa baax na démb maa laa jaajëfal bu baax si sa kaddu yu rafet yi jërëjëf. Samba mi interview la aba fanto formule ba bay tondi nde to Musamba Kebeneti mbe steering Abuko Janne yo ba Samba binnata Abuko weri ngara highway kan nga tara alla fondinkel ba sila do kola nim fondinkel ba do kola wato do kebal ba ka findi bari ngaje Abuko weri ngara fondinkel ba do kola keba findita bi mune wo sab ha amunta society wo society yemo moje ifolo to fondinke yalatu adum fondinke wolle sembo soto dulanyinto mfolo damen ibe wala to bi so sanyi wala atinna mfanan nata ko hannim man fenke barke kide fata aninke sembo dila ni e ko majibe ni e keba ni dindi ke baaje wato wata afanan ka sembo soto latole ila na mabe mu wala daliloti adun tamin kadi amu jang dinol yentel ta kay kela advice ya understand yo adum ntenga jele ko dinol ye minke ibika ke fol damay ka ken tolle community be biri musula kela nyin ka fodum ku client solaje amanke political party kilinti momo yera sodole as a Gambian yeta to a political party of your choice demen diate yetaraje bari ni si fal sita mobe kanyina political la len ka si hada madiya ali sinyo ya kon tolle be sirin jan tolle tikeno jam fengo fenti nka wala tambindi nka nyina na political la wala bijang so dindi wala min bijang ye kafo soto nata nyim kafo to la uprising community development society la amman ko community nyin kafo football kafo da malum no abota woto la tambita wo da malale wala atna ke balbe da dunje ni football mun tol dol ten da kala je ni nganda ke je fanam be mako la duma la le dron bar ni ajem funti da jambi njuso lata bake nata jang pour que sembentuya adum iko ni la vita ni be kule ko moye makoy ni be ifo ikono kula do fana do se makoy ye ko ku manza kunda italle nyanda ni silo do kula to nyalom bari silo be bi ka do kuno wati kilim fana fo e time ta yeta silo do ku principal road ni alon ko sila ballon kala ko min silo mboda sera kunda kata brikama kata fo ni wolu andula o sila sifal bari ni sate kono silolu yes mansa kunda ke do kule bari ni fawla do ko mo wala council still ni silo do wate manetale nyimbu wol mi keje mbulu bala wol be brikama le marala wol be abukole bari tolu dal ma wojibe baklim fakli wol lomunti you understand bari mbe min fala mansa kunda e wala nyinti sem makoy especially NRA ntolle jang sometimes akake a no go area leta buka ke dulal ma mo buka la fila tala no jang sama kono kay tandila kon kamin folam toñati iñabe dinka balla janne iñabe jiollale motol buka nano jang adu musol ka bo janne suba ay kata marsewtu dunol le ka tarebul fo le ka tarebul ni ko be le duno dun ka bo birin jam fo tabo koto ku ko le mbalo mu woti so wala na ngawura mba fala enaren ko mbe danila du kare na e berewol jurumu nye jang so dat na motol ka tambino motol ka tambino ikata dangoto dame ya lon ko fenso bala jana bari ni atara ko wo manke amulunta ko bata balum nyin bele atindam fawol funtita I am appealing definitely mbe appeal kan kote ka am appealing for the third time mba fala enaren ko mbe koma bi mbe koma sama ninko NRA that means the National Road Authority wole atinna lafita puri sinaja ye makoy
hanni masino do kunye bari bank bere triple na fe ni bere triple na fe ntol mam man fa hanni ya jurumu sa janja ni bere jurumu nya silo kan dinkol kono ntol will mobilize ngata nga wo bere janja isaje motol stano freely bi kafo ta bi ni ajabe kila wo dalilo la yatin yo no bale je bakebe ngaje jankita sate bati were ngarami abu kote makira sate bati fondinkel nada fo fongol le nyosasi ka kodo jo wo nyosaso bari kabrit nata mam musol je fo musol wol dati je bam fo fondinkel da mala nin ke bar yalon fatu woku nin ke ba kono musole ba koma nin ke ba koma muso nin ke ba kala muso ba koma le to nyalam be tembo min do tabiri watolom muso dol bije ko do jole kadi dindi wonna bari fangolu manna bari mbele fela nuy tol fanena handi momo ka bere kilinne nyikanu ikala ndi silo kan aben sola la baba ke you understand ida bijele de meda bondi je fereng ida bijele katu dol bijele ko do jole ko ko do jo nyame bari man nano pour ka sembela do ko ke bari memu tala fanan katu mbe tembo min to sami mbe tabiri wato le kono andum be samale fanan ko bi ni manna tuma do sama ni yenje ibinalale katu jam musolu abu ko musolu weli ngara musolu abe bakili mfakili so mbe tentula mbe jayila mbe musol tentula mbe jayila mba fole ko ila ku keta kolu mbe danile sala fanye manjutu fengo fenna hanne dala stan ne soto ni adinna na dala stan mo taye dala stan ke wo mudoma wo fenne si na kodi so manjutu fengo fenna mbe la fele musol fanan ise makoy ise moni nyini musol nyini dulal to dame alonko e do ndigo min sote ka sambe ka di wala wala fanan sine sa di kel ba ke be ngam marsendi ngo jalla jang marsendi ngo nyaati li ngola dinkol bije jio malon musol ka kenyaade le ni marsendi ngo tem yaaje nyi fawle ya wol bele ya tinna dindi wol funtita katu musol karakilimo be kana janneto e kela duga kija e kela fengol sanja tabiri fengol sanja ibe jambol jele jele ibe nyeli jele jele ibe fengo be jele jele musol ka sandiro ke janneto e kata tabiro la sanyi ninyi be nyin ka suwo koto jisi fa min ka tara woto ni musol jele motol ka duwa kan ika jio sari musol kan ila fili fengol kan itol fo ika jio sari kan yalo mam nyinya nyin bela tinna wuri tan ko sinanga silo nyin dada pour musol se sidla soto ise la firol keno asa tare mambula jiyo kono ma ke be mena be kele la kuma la bawante ani ya marol fondinkel bayri ngalon ne fondinke kafo sambo mandia wakilo lam anin sayo be kuma mi kilim fola iko mandin ko ni silo tambita su ulol ke hawle silo na tambita ulol ka hawle wala bi ko nyaton kaya ni mu nyaton koti ibe kuma fole male bari ko dol bije ibe do ko katile tulo kon ye nyaalo esin kumbaka yalon ko de te molle tambindo an kuma bebe fole ni aji be man sake ka tara silo banko kan mo be kuma be fola bari fo kan na o mala do ko keba yo ni man se ite fana community mi so da na tara ko ngam mo tambindi tol di mu fondin kellet mol be kuma fole male bari ite aje ko min ka fodron ite ku kendo ka fola bete am minti ka fola nyatuta minti ite siti wo ko molbe bulale normal you understand jang njisola tan la fondinke la karola bake ko ma fanya min jita se na kumola ka bari ko ya jele inyabe lale yo nyi si faale bijam nin ko mandiro keta kam fondinke bele ka funti bari la vitale fondinke la fana musolu ite fawo alla ka folo alla dlal al taliya fo ko na kambanol ko ila vitale mfanan ke makoy momo ni dala stan soto yakije abe nafalal bari ni musol kel ba ke kan musol ye bulo muta so ba ni musol fane ku soto kel fane be bulo muta lal andu tolbe kata no nyoko farani jamba kata wolum kodi yo wala bije abaraka bake be nga sate fondinkel tara fitaru sila de dala ito dima te manyuma jamme bi alla sate fondinkel findita ibe sila de dala iko alla jan silo nin sama kata tabu ka sone sai lafte kumandim fo mule wo ntol la jan ni sama sida jan ntol ka bata bak
na moto tiyo nin ko lafta na gara soto mbita ka fole ko tawntiri bo don la silo ko ya ko mo wolati de ni silo bata sama kon hantili kan do ko no janta fawmu do ko te saka sama kono ma sama kono ka tamal se wala ka ta fota bo ko to mbuka moto soto moto men be sambal ni ko fe on fe ngata ko tawntiri bo o mun de o mun na ko ya ko ma bi na fonni ke o be findita e bebe do ko la bi di maso ani jiyo sai mba ko la jiyo fana mun na problème o ti ja ntolu alala suba dum fano keta muso be kanya sinyasi ji ko la ja o mun na ko ya ko ti jamba time trip du niyo fo alla jan time trip ka ke jellati anala taxi normal pass o mu jellati dalla normal pass o jan tendala silam sam wotu mo fa e dala silam sama ko non ya ka tendala so time trip bo ni ko time trip ka fo ne dala sikem dol ba fo le kemenin tallul sako ni so kute masato ko no jang o mu do ko tin to la jam ma fa ba mun na ko ya ko ti ba ando muso be sembota ala ka time trip ta aning sate o be nyame wo semboten to la jang dom di ko time trip bo fa to ka ta man singona bin tabo ko do fo jang kan time trip bo mun na ko ya ko ti ban jam ba ade yo baraka bak mboke bente ñu ngi wéri ngara abuko si highway bi buñ nekk di defar marché bu ndaw bu fi nekk ben maire mu ngi ni dinañ ko laaj turam mu wax ñu luy turam ak luy sen problème bi fi assalamu alaykum xal ma lepp rek dama lepp tur bi rek waaw nang ni ñu ñep di leen santa waaye ñun fi mom am nañ problème bu bari parce que yoni baxuñu su tawé dañ dé sonna moto duñ dé mëna dugg ci biir même fu nekk dañ fa dé sonna même tafa fi sax dañ dé utiliser sax dañ dé sonna ci yeen ben yoon légui baxut buggu nañ dal ndimbal ku ñu mëna dimbal té yalla tax buggu nañ ci ndimbal dañ sonna trop njaay mi du dem yoon amut dañ sonna trop buggu nañ dimbal nak diko sakku nak ci té sa ku ñu mëna jappal dal mu japp nañu ci yoon sonna nañ trop di gërëm ñëm na di sant ñëpp ana yow tay lo mëna wax ci ndaw ñu xamné dañ gëna japp seen jigéen yi japp seen yaay di def li mënon nañ ko ñaaka def gërëm nañ ndaw yi sant leen parce que ñu ngi dimbalé seen wajuri parce que gis nañ seen yaay sonn ak seen papa yi ci yoon bi ndaw lu am nga leen sant leen gërëm leen parce que mënu lañu tok té seen wax wa defuñu ko ñu ngi takku fas seen jom di liggéey di gorgolu di utal seen boppa ñom tam ñoo fraatu dimbal nit ñi bañ tollu fi ni ñom tam bëgg nañ beneen dimbal ku ñu mëna dimbal ñam tam parce que ndaw itam ay xalé lañ fas nañ seen jom ñu ngi gorgolu di jappalé ñep di gërëm ndaw di leen santa di sakku rek ba tay rek di ñaan rek dimbal rek nañu dimbalé parce que lu ndaw yi def bu ko ñep defoon yoon yeb dinañ baax mbe wori ngara abuko kabrin somanday la sila do ko nga fondinke do sodaja mbani ni kala to la fa introduce mbani ke okay ndala masane tourati mbe mol be kontona mol mi yalan ko be nyata ma be nyim programme to jang ñi mukul te mi yalan ko kontanta baga sang kule mi yalan ko kake programme na silo ñun deda ñin kabilo fondinkelu abuko welengara wala kafata nyokan ka kacha ina ben kamben ka je ko ngambulo fa nyokan programme na silo ñum pour ka deda kala ñi mukul de mi yalan ko kambatande bake ni aji be murlo ko bonan damen to tabo ko to kana funna jamma fonla moto tiodol bu je bako son ka fudan na jamma fam bi ko so be ka silo jiyo kalo silo ñinkan so kabilo mul na daja ko ñimu kolya ko de mul kan so pour ka ñu kolya ko ñim bay so nyanda ka fero ke ka mbulo fa nyokan mo ronyini nga isansol sam fonni jele fondi nga da be ronyini nan kana ka bon silo kan ka silo nyin ka deda pour ka je ko mo rol sa futano fonna jamodo ko mo do ka da wolto so wala tinna mol be na ta findi bi na jamon committee mo mbasol fana be jang al mamo be jang na yebo ani na jamon committee mo be ani nyin association men fana be jang abuko association no nyin ani wele ngara jam ko nyin jamma fam bodalti wele ngara abuko la bodalem so wala na mo be na ta findi ko fonninke la mo so kafurinke dinninke ba be findi bi ka je ko ka findi nyokan ana ngana silo nyin deda pour ngani menti ala so akenye pour ngana silo nyin se betiano so wala tinna da ben jambi so be mol be fana tentulam be jayila mi nyan ko be nyata mabe meni lana fulo keje meni menna fulo keje bari fon ma beta ke sembo bondi o mu kulte men kon kontata ko ba ke so yeyim fanyo ko punta mo be tentu nge jayi momo lota bundala be tentu lembe jayi la furu sa kaje ko alma ale la natol ke alma ale la beto sima ya bala ani jada kenda na harje fion leba nyinya so wala mo wala na da jam na da ben jambi wala na ben ko da jambi yo ala baraka ba lafte nyin kala ko kile ko sango sang alka nyin silo deda ale mune sotal be mune fulal la autorité kar sango san de daro mandia andu sango san nalka mu kabilo mol dani ko do la fesina pasal bulu asem na fono autorité hani ma de da ya mana bari se mum fere le kale nu okay o fana mu ko te melan ko ning fo ninge ka fo nyada sin kacada so e kaje ko because ni lafta makoro sula mansa kunda bulu fo e kansulo fana kalamata ko nyin
so jambe abuko ward aning welengara ward be jambe wala tem so fonga welengara kansula kalamtanda ko wala nga abuko kansula fanan kalamtanda ko wala so fanan sina si yaje ko mu fere kala adiya kansul level pour ka je ko be demaro sur la kansul bul nyame ko man sakunda demaro baka tariyaw nyam fa alsa ngani kono tamale ni to afre la kansul level de sa tandi la meyo la ni la kiyamano le siya ko le yakko ko jadden ila ni be silo de la boget la le sabul ni le boget ko kale mon ko men bul ni le boget ko no buka keno so bari nim fan ko be kon la sango jam pour ka nyin do ko fon la symbole to mon do yafa nyame be da pasel nyobulle so bari nga fata ni kansul ma ala de maro kam may sen na ko jeno le ko nyil be multi melen ko jarta ka dema bi ko fon kele ko do boni ke fan dema so ni ngi dema fana mu ko de melen ko be tala bakel aw fana mu ko de melen ko ni ngo so ja alhamdulillah be tala bakel abarka baake ñu tontu ñi ci interview bi moy yoon bu ñoo defar abuko wéré ngara kuñ am fi dañ ko laacc turam nu tudda man ma ngi tudda Ibrahima Koli lan mooy sa position bi ci association bi man may secretary general bu association bi wa barna Ibrahima Koli tay gis nañ youth ci abuko wéré ngara génn nañ di def liggéey bo xamné youth yu bari duñ ko def di liggéeyal sa community liggéey bu metti ak naaj bi nu mel nii lan moo leen motiver pour ngeen def lii tey. waaw jërëjëf si laajte boobu am na solo trop Abuko Wellingara dëkk la bu nga xam ne dañ bokk dafa am yoon bu leen boole mooy yoon bii di ñu gën koo xam si yooni pound yoon bii nii yoon la bu nga xam ne dafa extend from Tabakoto towards si end of the circuit mooy Burwa bii nii. oto yi dañ fa daw jumaa bi mooy seen final destination oto yi nag nawet bu jot nag dañ dee am jafe-jafe pour mun a àgga si jumaa bi dañ dee am fii si internet bi wala si tabab bi suñ maire yi dañoo ñëw ak loot ak ay bagage jóge marché suñu wàccee gaay fii nii dañ dee xuus seen tànkay ak dat loot pour nar a dugg si biir ndox boobu pour nar a dem si jumaa bi soo driver yi ñu ne wax ne soo gisee ñoom du dee àgga foofu noonu ay pax ñoo nekk fii nii ñoo leen dee tere foofu dem so loolu moo tax ñu ñëw with this initiative su fekkee ne ay pax yooyu ñoo dee tere gaay àgga foofu noonu waaye not ñu jóg ñu takkoo ñu mën a backfill yoon yooyu noonu pax yooyu noonu bañ mën a egsi so loolu moo tax ñu ñëw with this initiative ñu ne tey moom dimanche la bu nga xam ne on the 29 si nañoo door liggéey bi te incha allah liggéey bi dafay continue as saa yu ñu amee ay gravels parce que dem na ñëw na yëpp dañoo fekk am nañ ay xeer so suñ amee xeer rek dañoo mobiliser xale yi ñu mën a génne si ñu mën a def ñëw liggéey bi nii. wax nga comme soo leen amee xeer yéen foo leen dee amee xeer ak ku leen dee jox xeer. loolu moom dañ sasoon ñun neen executive bu ñu toogoon after ñu ñëw si general public bi ñu wax kenn ku nekk fu mu gis xeer nga ñëw nga notify executive dina dox tànk officiel pour mun a am loolu noonu so tàngoot kenn si suñun biir moom mu ngi yëngu si wàllu estate moom mu amoon estate bu nga xam ne mu ngi ko jënda fii nii gannaaw gamteel bi abu ko mu daaneel fa ay xeer yu bëri so buñ demoon ñu approach ko ñu wax ko mu ne am nañ problème comme que yëfi développement si koñ la nañ jël xeer boobu noonu so si biir loolu noonu tam am keneen tam si beneen site yi Wellingara moom tam mu daaneel kiram ñu approach ko ñu wax ko moom tamit mun nañu jël xeeram boobu noonu am na yeneen xeer ñu nga xam ne ñu ngi ko gis mooy si OIC projet bi nii si lent bi waaye yooyu noonu saa yu ñu fa demee dañ day fekk ñeneen ñu ngi wàcca wala saa yu ñu fa demee ñu fekk ñu ngi dóor bridge ñu toj ko suñu waxee rek ñu ne am nañu ko moom so waaye am na ay xeer yu bëri yu nga xam ne ñu ngi leen gis place mënu leen laal because amuñ autorisation pour leen laal yii nii as a beginning as the initial yuñ jotal laal ni suñu gisee ñu laal ko dañ am autorisation loolu moo tax ñu jël ko so ñu ngi sas ñëpp kenn ku nekk foo mënti gis xeer bu bëri make an inquiry about those xeer su fekkee ne boromam dinañu ko mën a may wala soxlawul ko wala even su fekkee daf koy joxe ñun dinañ mën a faciliter ñu xam naka la ñoo mité ak kooku ñu mën a gis xeer boobu noonu am nañ ko pour ñëw sotti ko fii si paxe. loo mën a wax like philanthropy wala government because without hair doo leen ko mën a def ba pare yéen amu leen am boobu pour jëndal hair without ñu may leen loolu leen mën a wax because lii dafa métti always ngay ñaan soo ñaanee amuloo lu ngeen a def. waaw number one responsibility bi man duma ko jël teg ko si kaw responsibility man dama gis ni suñ kër la dooree jóge ko suñ kër yi si suñ yoon yi den suñ community bi den mu dem bi yoon bi soo gisee ñu jël initiative yi we cannot rely on government su ma sañoon dina doon defar yoon bii nii because yoon bii nii yoon bu mu promise la since 2016 mu fail moo doon 5 years léegi yoon bi amut si lu mu si bàyyi xel
te yoon bi soo ko naree xool nekk na stratégique yoon bu nga xam ne mun naay wàññi this road congestion because yoon bi dafa lent from Tabakoto dafa dem ba Buna airport junction wala police station bu Banjulinding bi yoon bi suñ ko defaree oto yu bëgg a dem Brikama mun nañoo bypass Lamen ñoo jaar fii nii yu bëgg a dem nii mun nañoo bypass ñoo jaar fii nii mu nekk lu nga xam ne yoon la bu nga xam ne government daf ko war a bàyyi xel because of dafa nekk in a community ñaari community yu nga xam ne community yu am doole lañ because Abuko soo ko naree technically Abuko mu ngi bokk si KMC waaye Wellingara mu ngi bokk si Brikama Area Council so yoon la bu nga xam ne suñ ko combatté mun nañ koo defar te dafay noppal ñu bëri dafay noppal maire yi ak paay si dox dafay noppal ñëpp taxi maan ñu fi dee liggéey borom oto yi dafay noppal ñëpp waaye comme que gisuñ government mu def that initiative ñun ñu ne suñu warugal la because yoon bi su baaxee ñun la baaxal su bonee tamit ñun la mooy sonal Adama Barrow tey su bëggoon a ñëw fii moom sax du mën a ñëw fii nii because of la dafay fayn jafe-jafe pour mun a egsi fii nii so ñun ñu ngi def li ñu ngi defal lii for the sake of God ñu ngi defal lii for the sake of our fathers and mothers ñu ngi defal lii for our sake pour naka la ñu mun a am yoon bu dem ak ñëw bu dëkk bu yomba oto yi naka la ñu mën a accès si jumaa bi ba nga xam ne ñëpp duñu am jànkuwante so side funding bi comme noo ko is very very important amuñ ko ñu ngi talal suñu loxo te ñu ngi bëgg a nok dooy soo gisee sax yeneen saa yi duñ dee bëgg a wax yeneen yi because of association bi dafa nekk association bi nga xam ne du dee dugalante ak politique lu tax bëgguñoo deal ak politiciens yi comme niñ ko xamee rek du disrespect waaye seen wax moo de gën a bëri daan seen jëf te ñun bëgguñu nekk body bu nga xam ne dañoo bëgg di wax rek te duñ def loolu moo tax amoon nañ programme si Thursday bu passé bale Taranga loolu la ñu waxoon gars yi ñu ne ñun suñu sañoon sax bu ñu wax waaye ñu gis ñu si action rek so loolu moo tax tey ñu ñëw ngeen gis a big number of this youth te noonu lañ gisee youth si ni ñun bëri nii lu ko toll wala lu ko raw ñoom ñoo nekk di load xeer bi gannaaw gamtil foofu ñoo nekk di load xeer yi si oto yi di ko indi fii nii so ñu ngi taalal friend office ñu ngi taalal suñu loxo yi ñu nga xam ne ñu ngi ñuy dégga nañ ñu support su fekkee lu ñoo def lu baax la nañ ñu support ñun ay body ñu nga xam ne bëgguñoo wax te duñ def waaye ñu ngi need help waaye si anam bu nga xam ne nag dafay nekk wax ak jëf ñoo lañ ko bëggee. léegi yéen ku leen bëgg a jàppale dimbale leen naka la mën a def pour jokkoo yéen. waaw loolu suñ am nañ page Facebook Uprising Community Football Association am nañ fa page man ku am nañ account bu nga xam ne ñu ngi ko ubbi Reliance am nañ account tam bi nga xam ne boobu mu ngi Ecobank ku ñu bëgg a jot mun ngay contact suñ chairman bi Mr Paté wala nga contact man as the secretary general man suma number bi mën naa ko bàyyi fii official and QCell maa ngi amee number QCell 383 4222 383 4222 wala mën nga ma jokkoo si officiel mooy 291 5010 291 5010 wala soo demee si Facebook bi soo typé FB// soo bindee Uprising Community Football Association da ngaa gis suñu page bi foofu noonu di nga mën a follow foofu suñu some of our activities. baax na sa final wax looy wax si elder yi because gis naa la elder yi bàyyi leen gannaaw doo nekkuñ di liggéey because daan doole la waaye ñu ngi toog di leen support loo leen mën a wax ak sa fellow youth si. ñun ñëpp dañ juddu fekk pay ñu ngi teete si façon dis community service ñun dañ sant yàlla trop gannaaw bu nga xam ne ñun dañ jógee si community bi bu nga xam ne dañ fekk suñu papa yi ay daankat seen doole lañ ñu teetee ñu dugal ñu school jànga dem ba ñu toll nii ñu ne léegi yéen seen jaarama dafa em fi nii léegi fu ne nii yéen léegi simi leen seen tànke ngeen seen daale ngeen jox ñu sol ko loolu moo tax saa yu amul dara lu ñoo def fii si community bi lu dul ñu yëgal leen ko te amul dara lu leen yëgal lu dul ñoom tam ñu futteeku si seen daale ñu ñëw toog ñun ñoo leen di wax yéen doo leen liggéey waaye da nga gis ne da nga gis amee leen passe still now dañ dee bëgg a jël initiative di liggéey because lii la liggéey tiyaabu la loo def sababa nga ko defal waaye da nga gis ne with that dañ dee ñëw toog ñu gis ni xale yi naka lañ leen wasawaree waaye ñu ñuy jëndal ndéwo ñoom ndox yoo leen nekk gis ni Mr Kébé moo ko jënda moo ñu jëndal ndéwo moom mooy suñ second lifin daa advice bi suñ advice bi nekku fii nii dafa tukki waaye moom ñoom ñoo lay jàppalante ñoom ñoo nekk di teete di ñu guide suñ defin ak suñ waxin lan la ñu war a duga fa ñu war a duga ak fa ñu war a duga so loolu nekk la nga xam lu am solo ñu ngi gërëm yàlla bu baax gannaaw loolu ñu ngi gërëm suñu waajur ñu nga xam ne ñoom ñoo ñu teete si lii nii communauté bi nekk na communauté bu nga xam ne sant yàlla amuñ fi criminel amuñ fi bandi ñëpp liggéeykat lañu xam ñëpp liggéey soo ñu kenn ku nekk amul métier yaa ngi toog sa sayet waaye saa yu oote community activité community service rek daañu ñëpp day génn ñu volonté ñu téye si communauté bu nga xam ne dañ sant yàlla bu baax ñu ngi ñaan yàlla façon communauté ñu gën a bëri si dëkk bi kenn ku nekk defal sa côté rek
bu defee duñ sonal government sax ñëppay baax waaye tey ñu ngi defar suñ quota beneen side mu ngi bon ñu ngi am initiative ñu ngi suñ target mooy fii ba Tabakoto loolu lañ target waaye comme niñ ko dee charity begins at home duñ mun a bàyyi suñ koñ dem defari koñu jàmbur waaye suñ defaree suñ koñ ba pare dañu proceed provider na am nañ all the resources am nañ all the manpower bu nga xam ne boobu lañ sunu dinañ dem fii ba Tabakoto ku ñu fekka ñu ngi si liggéey bi mu jàppale ñu mu gën a defar lii mu gën a baax ñu ngi koy sant yàlla government su ñëwee mu fekka ñu si fii nii ñun dañoo jël lead bi duñ government jëlul lead de ñun ñoo jël lead bi su ñëwee dañ ñu fekka si kaw dat ñu liggéey suñ loolu lu baax bana jërëjëf mbaɗigol kalayaji ñamen ngamol interview community mol findita weri ngara abuko bi ila silade day nata minna ali yela kuma kawol mele ni min sema koy no and the other thing be min follow alkana ñina di digest news lam aliya follow YouTube and in Facebook alla baɗigolem Fatmata Seri Kane youth hour every Thursday 5 o'clock ala baraka bake la muy lal ngal tentu ngal jey every Thursday alkana ñina ala follow aliya like ala baraka